juróom fukki simili moo bootu ci juróom benni waxtu ci ngoon mbokk yi ñu jéggalu ci yéex a tàmbali gi xibaaru marax yi dañu koy doore ak li ci gën a fës bokk na ci liñ fi nar a jukki nar ko waxtaanee assemblée nationale ak jori yi nga xamante ne ñu ngi fay teew ngir rek ñeel koppar yi nga xamante ne moom lañ leen war a nattal ñuy teewoo ko atum 2021 gannaaw démb jori gi nga xam ne moom moo yore lépp lu jëm ci wàllum finance ak it ki nga xamante ne moom moo yore wàllub collectivité territoriale tey nag bokk na ci jëwriñ ya fa teew ki ñu denk wàllum mbay mi Moussa Baldé ñoom nag daan nañ ko nattal koppar yi mu yittewoo ci atum 2021 ngir rek wëyal liggéey bi yile koppar nag lim gi daañ ci dellusiwaat ci biir jotaay gi. ci jamono jooju nag kuréel gi nga xamante ne moom moo ëmb nappkat yi bootu ci INAPAS ñoom nag daal dañoo yëglu doxub ñaxtu la ñu fas yéene amal ñeenti fan ci weeru décembre atum 2020 bokk na te la seen ñaxtu lu fësal nag li nga xamante ne moo di liste bateau yi nga xam ne ñoo fas yéene napp ci waaxu Sénégal waaye itam lu jëm ci coowal licence de pêche bokk na te la leen yëkkati ci ñeenti fan ci weeru décembre atum 2020 ci biir xibaar yi daañu dem ak yéen doxantu ca Castor rawatina marché Castor ak ni nga xamante ne noonu la jege lii di dëkkuwaay yi la ko sabab nag moo di jamono ji lakk yi ñuy nemmeeku ci biir marché yu bëri ci réew ka Sénégal askan nga yeewoo ca Castor ñoom nag nelawatuñu ba yandoo la ñu bëgg nag moo di ñu daal di gën a ñoŋal seen nekkin joyanti nag nekkinu marché Castor foofee nag ca bërëb ba loolee nag la ñu daal di yëkkati gannaaw ba fa Ndeye Nancy Diop Diouf doxantoo te ji ci suba yemook aljuma ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru novembre atum 2020 mbokki bisimila ci xibaaru maraxija xibaar yi dañu koy dooree ak assemblée nationale pencum ndaw réew ma ak jëwriñ yi nga xamante ne nag démb ci alxames gi lañu fa tàmbalee dem lépp nag ngir ñu waxtaanee koppar yi nga xamante ne moom lañ leen di nattal ci atum 2021 ñeel seenub liggéey ci bésub tey nag yemoo ko aljuma jëwriñ bi nga xamante ne moom la ñu denk wàllub mbay mi moo fa teewoon Moussa Baldé daal nañ ko nattal li nga xamante ne nag moo di koppar yi nga xam ne moom la yittewoo moom jëwriñ bi ñu denk wàllub mbay mi lu toll nag ci téeméer ak juróom-ñaar fukki million ci suñuy koppar lañu ko daal di natal ci atum ren loolee nag mu fas yéene ko jëfandikoo ngir woyal liggéey bi ci atum 2021 ñu desandi ba tey ci wàllub mbay mi waxtaane nag matinal bu iRadio ak gan yi nga xamante ne teewoon nañ fi tey ji ci suba waxtaane lépp loo xamante ne jëm na ci wàllum agroécologie di nag mbay moo xamante ne mbay mu sell la ba xam nag li ni mel mën naa sukkali mbayub réewuk Sénégal loolee nag gis-gis ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Seck moom nag daal na ci àddu waaw la xamle ndax moom jamono ji la mu xamle nag moo di wàllum agroécologie nag doon na loo xamante ne mën naa jooyanti mbay mi waaye tam mën naa may xëy ñi nga xamante ne ñoo di ndaw ñi ñu teewlu ko ci micro Sékou Seydi Dia. agroécologie doon lu am solo li nga xam ne effectivement defe naa agriculture fa lay jëm ndaxte bu ne agriculture agroécologique c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on pourrait mettre en avant mais élément bu gën a am solo mooy maanaam li nga xam ne ñu ngi koy lekk ndax sell na ndaxte lu nu gis comparaison bu nu def mooy boo jëlee agriculture conventionnelle mooy li nga xam ne ñu ngi koy def ak utiliser engrais pesticides produits phytosanitaires yooyu yëpp finalement c'est des résidus yi nga xam ne dañ ko gis ci produits yi nga xam ne ñu ngi koy am moo xam légumes yi la wala moo xam fruits yi la wala moo xam yeneen céréales donc loolu dafa li nga xam ne vraiment baaxul ci wér-gu-yaram boo jëlee lii di création d'emploi agriculture agroécologique maanaam xëy yi nga xam ne mën na ko créer moo ëpp li nga xam ne agriculture conventionnelle mën na kii noonu ça veut dire que tey bu ñu nekkee ci contexte bi nga xam ne jeunes yi bëri tey liggéeyuñu ñi ngi rey seen bopp ci gaal yi donc ñooñu tey def naa tey bu fekkee développé na agriculture agroécologique ñooñu effectivement emploi yi nga xam ne mën nañ ko créer ñoom lay gën a njëriñ donc kooku muy beneen bi mooy yow mi producteur nga xam ne yaa ngi ci agriculture conventionnelle généralement idée bu na am mooy bu ñu ñëwee agriculture agroécologique c'est plus cher les intrants sont plus chers par exemple il y a plus de main-d'œuvre donc dañuy jàpp ni moo gën a cher donc xëy na ñu ci gën mais ñun lu ñu wane ci étude mooy kii di consommateur bi nga xam ne mooy jënd
boo ko sensibiliser ba mu xam ne effectivement lii muy lekkal lu sell la du si am problème wér-gu-yaram moom njabootam wala mbokkam à long terme donc kooku pare na effectivement lu doon jar téeméer mu yokk si lu ëpp maanaam juróom fukk donc ça veut dire que ce supplément de qualité prime de qualité bi nga xam ne pare na pour fekk ko kooku revenu additionnel la pour ñëpp ñi nga xam ne producteur la ñu ngi si agriculture écologique. beneenub gan bu teewoon tey ci matinal bu iRadio moo di Sow Léwuyo moom nag xam-xamam màcc ci wàllub mbay waaye itam ci wàllub càmm la mu xamle nag ci wàllum agroécologie kon jot na gouvernement bu Sénégal gën a yee ñi nga xamante ne ñoo di askan wi ci solos bi nga xamante ne agroécologie am na ko waaye itam ci jooyante bi nga xamante ne mën naa sukkali lépp loo xam ne jëm na ci wàllub koom ci réew ka Sénégal moom moo di Sow ñu teewlu ko itam ci micro Sékou Seydi. communication bi ngeen war a adopté mooy fexe d'abord nit ñi comprendre lan mooy agroécologie ensuite ngeen dem ci terrain bi wane résultat yi mu am en termes de productivité en termes de bien-être social bon en termes de commercialisation ngeen gëstu aspect yooyu yëpp. ensuite ngeen communiquer ci là-dessus comme ça nit ñi comprendre njëriñ bi ci nekk. njëriñ bi bëri na parce que il faut ñu dund pour ñu dund dañoo soxla ay agriculture dund bu sell donc agriculture boobu façon mbéy moomu dinañu mën a jox dund bu sell en même temps dina bëri ay nit ñu ciy yëngu pas seulement ñii di dem di béy mais ñii di transporter ñii di jaay ñii di transformer. ñii di def yenn activité en termes de fourniture de services loolu lépp ci la bokk c'est beaucoup d'emplois. ñu waxtaanee ba tey wàllub alam gi ak alliance des verts ñoom ñi nga xamante ne nag def nañu seen rentrée politique ñoom ñi lee bokk ci bile kuréel ñoom nag la ñu xamle moo di jamono ji bëgg nañu sóob seen loxo bu baax ngir rek bañ a des gannaaw ci wàllum politique bi nga xamante ne moom la ñu jagleel wàllum alam gi ci réew Sénégal doxalin bi ñu daal di koy joyanti gën a sàmm li nga xam ne moo jëm ci wàllub alam gi loole nag moo di seenub mbébét teewoon na fa suñu ndaw ci bile ndaje Mamadou Lamine Fatija. gàncax gi alam bi doon lu am solo ci li nga xam ne mooy programme politique am alliance des verts bëgg a dugg ci làngay politique bi lee politique bi fi amoon nga xamante ne koom-koom rek la ñu jiitaloon bàyyi wàllu wér-gi-yaram loolu la ñu bëgg dindi mooy koom-koom soo koy ut da ngay def wér-gi-yaramam si kanamam pour nga mën a équilibrer au moins atténuer li nar a dal doomu aadama yi si wàllu utum koom-koom bu métti. caxat-caxat yu ñuy def ci alam bile loolu tax na ba ñi nga xam ne mooy alliance des verts jóg ngir ñu mën a waxtaanee mu jëntalu alam gile ci askan gile. mais Dakar nag li nga xamante ne moo fi nekk technopole gis nañ ne technopole dafa laaj léegi ay mesures yoo xamante ne urgentes et efficientes loolu aussi xalaat nañ si te dañoo bëgg a ëllëg tamit ñoom suñu joxe réew mi ñu joxe ko ki nga xamante ne ki koy jël du jël malade bu tëdd dina jël au moins malade bu taxaw di dox boppam li muy faj du bëri. fileeg ci kanam dinañ tàmbalee liggéey lii di pétrole ak gaz te am yooyu le dina am mu jëntal ci alam gile loolu tax na ba ki nga xam ne moo jiite alliance des verts wax ne lu nu mel war naa soxal ku ne ci askan gi. ci wàllu pétrole bi nag xam nga ne pétrole bi dafa nekk pratiquement si ndox te xam nañ ne wàll bi ñuy exploiter pétrole bi dina indi. dina xaw a faagaagal wér-gu-yaramu nit ñi dina xaw a faagaagal koom-koomu nit ñi surtout ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci booru géej gi loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne dafa am politique yi nga xamante ne dina permettre nit ñi ñu am résilience mën a dund ak exploitation pétrole bi seen koom-koom du yàqu seen wér-gu-yaram du yàqu et aussi biodiversité bi am aussi dinañ ko mën a sàmm. alliance des verts jóg dugg ci langay politique gile waaye moom lu mu jiital rek mooy li nga xam ne mooy sàmm alam gile ak nan lañ ko war a doxalee te lu nu mel war naa soxal bépp politique publique nekk ci biir réew mi le
Mamadou Lamine Fati ñeneen ñu ñuy waxtaane nag di kuréel bi nga xamante ne moom moo ëmb ay nappkat ñu gën ko xam ci UNAPAS ñoom nag na mën nañoo amal ab doxub ñaxtu ñeenti fan ci weeru décembre atum 2020 ñoom ñi la nag la leen yëkkati bokk na si nag ñu bëgg ñu daal di joyanti seenu nekkin ci bile secteur waaye itam ñu daal di fësal liste bateau yi nga xamante ne ñoom ñoo nam napp ci waaxu réewuk Sénégal waaye itam génnee ñi nga xamante ne kon lu jëm ci coowal licence de pêche bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci réewuk Sénégal ki yëkkati seenub kàddu gannaaw janook taskatu xibaar yi tey jii mi ngi wuyoo ci turu Pierre Mboup ñu teewlu ko ci micro Abdourahmane Licha. jafe-jafe mu doon jafe-jafe yu metti moo tax ñu am xalaatu ni dañu bëgg le 4 décembre bi ñu dem place de l'Obélisque pour def fa benn manifestation ci jafe-jafe yi ñu dund ci nappuk Sénégal xam nga ñun dañoo doon ay nappkat fu ñu demee ba defar gaal jënd ko 30 millions wala 40 millions dara desul lu dul ñu koy jàpp ay nit di ko yóbbu Espagne pour ñuy mbëkki kon jafe-jafe am na dañu ko nangu parce que bi ñuy defar gaal yi defuñu ko woon pour muy dem Espagne di yóbbu ay nit ñi di ci dee nit ñi di ci egg defaruñu woon ay gaal pour loolu dañ ko defoon pour napp ci suñu géej googu ñuy nappe nag géeju Sénégal la te ñun ñoo ko moom doon ay sénégalais ci jamono yi ñu toll nag ñu ci dund ay jafe-jafe yu metti dara waralu ko lu dul ay licence de pêche yoo xam ne ñu ngi koy jox ay chinois ay turc ak Union européenne kon bu ñu demee ba am jafe-jafe gis jën ci réew mi ñu nekk muy réewum Sénégal ñu nappkat yi dem ba am jafe-jafe dem nappi ut jën indil ko jox ko consommateurs yi kon dafay jaadu ñu taxaw wax li xew kenn mësul gis nappkat bu génn ni day xuloo wala day def ay mars bu ñu demee nag boo koy def dafa fekk ni ñun amatuñu sax lu ñu dundee te dëkk Sénégal xuloowuñu xeexuñu yàquñu suñu alalu réew dañu woote rek pour ñun sénégalais yëpp ñu daje place de l'Obélisque xeexuñu xuloowuñu wootewuñu dara loo xam ne violence la dañu woote rek pour ñu xam ñun am na lu ñu naqari te yàgg nañ ko jàmbat depuis ministre yi fi jaar yëpp ñu ngi koy jàmbat te amul saafara dafa tombé ministre bii fi ne nag mu gën a pire kon yéen ñëpp jóg leen ñu dem place de l'Obélisque wax li ñu naqari bu ñu waxee li ñu naqari nag ba pare ñu delluwaat suñuy kër xool ba xam ñoom dinañ ko saafara am déet parce que napp gi fi mu toll dafa laaj ñu def assise de la pêche. waxtaanee beneenub ndaje bi la yoon nag ab lël bi la nag ñu jagleel ko lépp loo xamante ne jëm na ci wàllub njënd ak njaay ak jàngat bi nga xamante ne jot nañu ko see amal bi la lël nag ñu amalee ko ca Diamniadio lépp nag ci rapport bi nga xamante ne ab jàngat la ñu amal ko ci diirug ñeenti weer bi la rapport ñu fas yéene ko jébbal jëwriñ bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllub njënd ak njaay ak waa UEMOA ci weerug décembre bi ñu dëgmal réewug Sénégal taxawaay bi nga xamante ne daal na ko am ci wàllub njënd ak njaay loolu lépp daal nañ ko dëxañ ci bile rapport ki ñu ciy teewlu di Boubacar Mbodj moom mooy directeur bu commerce extérieur ñu teewlu ko ci micro Babacar Seck. benn rapport la boo xam ni ministère du commerce moo koy coordonné dafa war a xool yan jéego nañu def mu nekk côté douane mu nekk côté l'impôt mu nekk côté industrie yan jéego nañu def pour que Sénégal loo xam ne ñun moonu war ci biir UEMOA ndax Sénégal mi ngi wàccoog moom ci en matière de njënd ak njaay ak jëflante donc loolu moo ñu fi indi parce que nu defee rapport boobu ba pare duñ ko war a jébbal UEMOA donc commission UEMOA donc suñ ko jébbalee ak aussi suñu yeneen naataango yu nekk UEMOA ñoom ñëppay jébbal su boobaa UEMOA si loolu lay tënku pour def benn rapport bu mag boo xam ni suñu ministre du commerce yi ñoom ñoo koy xool pour mën a xam lan moo dox lan moo doxul lan lañ war a améliorer parce que objectif bi du caagin di wax yéen defu leen lii da ngeen war def lii déedéet rapport la boo xam ni dafa war a aider avant tout c'est-à-dire day jàppale dëkk yi ñu mën a xool lan moo doxul ba en tout cas améliorer lu mën a nekk te wax dëgg yàlla suñu xoolee rapport bi ñun wàccoog nañu lu commission bi doon xaar donc fu mu nekk nii pare nañu pour valider que tey jii jébbal ko sunu ministre mu mën ko envoyer UEMOA su ko defee ñoom ñu daje ministre du commerce de l'UEMOA pour valider rapport régional boo xam ni day tënku ci rapport dëkk.
wàllug njënd ak jaay la ñuy desandi ak jaaykat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci marché yi ba xam nag ñoom daañu bindu ci lu jëm ci wàllub assurance maanaam saa su jéy amee ñu mën leen damp ci jafe-jafe yi nga xamante ne mu nees na ko jànkonteel yi la jaaykat nag ñoom ñenn ñi xamuñu yoon nga ñu war a jaar nga mën a yegg ci yooyu les assurance li sabab nag laaj bi moo di marché yi nga xamante ne faral nañu di nemmeeku ne jamono ji li fa lakk di am bëri na lool waral nag ñu daal di fay yóndi suñu ndaw Seynabou Babou fa assurance doon lu jaaykat yu bari umpuli moonte mën na leen jàppale bu baax bu jéyee dalee seen kaw ba jox leen ndàmpaay fii ci Colobane góor gi mu ngi ñuy xamal ni moom xamul sax yoon wu muy jaar ngir mën a am lii di assurance. dëgg la xam nga ñun tamit xamuñu woon ni sax assurance yi dañuy gérer loolu noonu d'ailleurs que ñun dañuy gis nga ni branchement yi ni muy demee dañuy dem ci kii xëccal ñu dem keneen xëccal xam nga te aussi tamit dañuy dégg wàllu assurance mais xam nañ ni assurance yi boo demee ba inscrire foog nga topp seen ginnaaw di daw tout le temps que te ñun amuñu jot boobu noonu. ci wetam ñu dajeeg góor gi di ñu xamal ni gisul njariñ ci am lii di assurance ndax dafa jàpp ni bu jéeye amee da ngay topp seen ginnaaw di daw. non franchement parler commencé guñ inscrit nag ci assurance yi waaw commencé guñ ko ndax en fait ñi nga xam ne sax jot nañ koo def inscrire ci assurance yi ñoom am nañ ay problème yooyu ci wàllu assurance mais ba léegi ñu ngi topp ci assurance di daw te ba léegi joxuñ leen sax seen xaalis problème yooyu da ciy am te xam nga commerçant businessman bu xëy di liggéey amul temps chaque jour muy yëg ak a wàcc ci affaire assurance. beneen jaaykat bu ñu dajeel muy biral ni mbokku jaaykatam yu bari tàmm ñu bindu ci assurance ndax lu ñuy jàpp mooy assurance oto rek moo ko yelloo. non loolu nag tàmbuwuñ ko ci boo xoolee 90% yëpp duñ ko def ndax xamuñu ko assurance ñoom mën naa ni ci oto lañ ko xam mais xamuñu ko ci ay place yuy lakk ak yooyu ngay dem assurance di la fay te même loolu boo amantee nga topp assurance pour ñu fay la yaakaar naa dina diire boo xam ni nga dem sax ba fàtte ko. marché Sénégal yi ñu fiy faral di nemmeeku ay lakk-lakk yu bari jaaykat yi di ci ñàkk seeni marchandise ak seeni koppar muy lu leen di gàllankoor bu baax dem sax bay taxawal seen liggéey. Seynabou Babou lakk yooyu nga xamante ne ñu ngi koy faral di nemmeeku ci yenn ci ay marché fii ci Ndakaaru moo waral itam ñu daal di doxantu ca Castor rawatina marché Castor marché bi nag na mu nekkee ci biir dëkkuwaay yi loole nag waral ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci pegguk marché Castor jamono ji nag nelawatuñu ba yandoor bu ñu sayoon nag ñu daal di joyanti nekkin bi gën a sàmm nag seenub kaaraange Ndeye Nassi Diop Diouf reportage. ñu ngi fii ci Castor marché bi amul yemukaay foo sànni sa bët rekk daanaka gis fa ñu lal bile koñ askan ga fa yeewoo tiit nañu dëkkee ndax lakk yi xew ci marché yi. suñu marché Castor bi moom jar naa ragal parce que déjà amul yaatuwul xat na tam man nee naa leen lakk-lakk buy am xam naa ne ci branchement yi lay doon. branchement illicite bi moom bari na marché Castor te war nañ cee taxaw war koo xool war ko rénumérer waat defaraat ko ba mu gën a baax parce que nag nul n'est épargné incendie moom da ngay xëy suba teel rek kenn mën ko programmer da ngay xëy suba teel rek mu tàkk comme pàkk bee tàkkoon démb ci guddi personne yi s'y attendait mais lakk na démb ñun ñu dëkk fii dañuy tiit man dama defoon na suñu koñ bi fii ci gannaaw moo am lakk mais après lañ ma ne ci pàkk bu fële moo am lakk te xam naa ne la fa lakk ña fa nekk ñàkk nañu seen i marchandise ñàkk nañu seen i bagage mën nga leb jënd pour jaay bu lakkee fan nga jëm. ñàkk intimité ak kaaraange bokk na ci jafe-jafe yi waa Castor di dund bu ñu sukkandikoo ci ndaw si. amuñu intimité amuñu dara marché bi surtout parce que surtout marché yi ni ñuy lakkee léegi moo ëpp te ñun dañu jege marché bi fii lu courant yi tamit ñu ngi ñu tiim yaa saawu si tamit am nañu ragal trop si ñoom metti na déjà doo nelaw bala ngay nelaw après midi bi la ñoom bu ñu laalee rek ngay mën a nelaw tuuti sax ngay dem ne ngay nelaw mais li ci des mënoo ko dem nañ ba léegi dañu am boobu am nañ habitude bi sax léegi. xale bu góor bi jàpp na ni jafe-jafe yi bari nañ lool ci marché yi waaye nag am na ay saafara. xam marché xam tam lu ñu war a sécuriser la
parce que xam nga tàkk-tàkk moom fi muy jógee moom kenn mënu ko natt mën na jóge ci marché mën na jóge ci kër mën na ci jóge ci koo xam sax kuy romb la li gën rek mooy ñun ñi nga xam moom ñu am yaakaar rek mooy ñi nga xam ñooy pouvoir politique bi ñi nga xam ñoom tam ñoom ñooy maire yeegi demee noonu ñu fexe ba sécuriser marché bi sécuriser waa tam ñi nga xam ne ñoo fi nekk tam di jaay parce que sécurité boobu tam ci boppam dafay nekk sécurité boo xam ñun suñu wàllu bopp noonu dañ ci gis suñu bopp parce que boo sécuriser marché mooy daanaka sécuriser nga kër yi sécuriser nga ñi fay ñëw di jënd si sécuriser tam ñi nga xam ñoo fay ñëw di jaay. askan nga yeewoo ca Castor te jege lool marché bi tiitaange la ñuy dund saa yi ñu déggee ni lakk am na ci marché yi loolee nag tax na ba ñoom ñile ñu ngi woo nguur gi ngir ñu jëlee ci marché yi anarchie bi ak branchement clandestin yi. Ndeye Sy Diop Diouf gannaaw Castor ñu wutali fi nga xamante ne moo di ca Bourguiba foofee nag la ñu fay waxtaanee di liggéey yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci yenn ci ay yoon fii ci réewuk Sénégal rawatina nag ci Ndakaaru lépp nag ngir daal di ñoŋal dem beek dikk bi waaye nag ca Bourguiba ñenn ci askan wi ñoom nag seenub gis-gis moo di nag li ni mel nag da leen di indil gàllankoor rawatina ci wàllub dem beek dikk bi ndax la ñu jàpp nag mënoon nañu defar benn pàcc ngir rek may leen ñu mën a doxal seenub soxla ci ni mu waree reportage bu Aïssatou Diak. ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci avenue Bourguiba ak Castor daanaka li nga xamante ne mooy tabaxu pont bi sonal na leen loolee tax oto demul dikkul ndax circulation bu bari. sëñ bii nag moom daanaka àndul ci tabax bi ñuy tabax pont bi ba tax na moom gis na ni nguur gi dañoo war a rek liggéey benn par benn ba keroog ñuy pare. day gën a xat. mais même bu dul sax loolu bu dul les travaux la dëkk bi moom dafa xat naturellement dafa xat foo jaar à point parce que ñëpp ñoo bokkandoo heure bi ñuy wàcc heure bi ñuy xëyandoo mooy problème mu Sénégal et puis amul defuñu ay voies de dégagement voies de contournement fii ay benn yoon moo fi am Bourguiba bi rue 13 bi tepp a gën yureet tuuru rek wala bu jeexee rek nga pare da nga bëgg a liggéey réew mi yow ay doomu réew mi ñu ngi fii mais waxtaanal ak ñoom. waxtaan bi mooy lan mais ñi dëkk à côté ñi am magasin des choses comme ça ñëpp nga contacter leen nga wax ak ñoom dama bëgg a def lii parce que ñëpp bëgg développement Sénégal. muy yokk di ñu xamal ni liggéey yi dañ koy daal di tàmbale waaye daanaka du mës a àgg. liggéey boo koy liggéey xoolal bu fekkee yow li nga am matee na liggéey lépp parce que dañ koy gis fii si bâtiment da ngay gis koo xam ne ay millions la yore day ñëw immeuble en 3 mois mu yëkkati immeuble parce que entreprise yu wóor la koy teg. en 3 mois bâtiment bi suñu taxaw mais bu fekkee loolu mateewul mais nga cof fii cof fee fii du yegg fee du yegg mais xoolal coono ngay teg doomu aadama yi. sëñ bi nag di El Hadj Thiam moom daanaka ànd na lool ci bile tabax ndax gis na ne lu baax la te it dina tax ëllëg oto yi di mën a dem ak dikk na mu waree te benn jafe-jafe du am. benn pont la boo xam ne dañ koy defar pour wàññi circulation kon donc dañuy defar benn pont pour wàññi circulation. foog jamono ji xat-xat gën a am mais nag incha allah bu pont bi pare bientôt yaakaar nañ ne xat-xat yi dina dañ li tax nag mënuñ ci wax mënuñ ci kaas ànd ci ak contentement ndax réew bu ñu koy tabax ñuy def projet bu toll nii fii ci rond-point Castor li ñu war a def mooy ànd ci ñun sénégalais yi parce que defaruñu kenn ku dul sénégalais yi comme sénégalais yi la ñuy defar donc ñun ñoo fi dëkkee waaye lu métti métti war nañu mën a jànkuwanteeg lii nga xam ne moom la ñuy def te xam ne ëllëg si njëriñ la ñun ñëpp. mais nag jamono jii ñu nekk moom ay tardement am na ci moo xam ngay xëy moo xam ngay wàcc booy wàcc di nga guddee yegg booy xëy di nga naajee yegg donte da ngay teel a jóg. tabax bi ñuy tabax pont bi ci avenue Bourguiba daanaka andi na ay embouteillage yu bari ba tax na ñenn si ñu fi dëkk gis nañ ni que ci diir bi ñu koy tabax dana andi ay jafe-jafe yu bari daanaka ñeneen ñi ñoom gisuñu loolu ndax gis nañ ne bile projet maanaam muy tabax pont bi daanaka dina tax yoon bi gën a féex oto yi di jàll di dem ak dikk na mu waree. Aïssatou Diak ñu àddu nag ba tey ci lu ñoŋal nekkinu askan wi ak seenub dundin ak lëkkaloo bi nga xamante ne am na ci diggante entente intercommunautaire ak intercommunale bu Petite Côte ak waa Union européenne lëkkaloo itam ak waa Enda Énergie lépp nag ngir daal di taxawu ay artistes seenub lim nag ëpp na fukki artistes lépp nag taxawu leen ngir ñu daal di fantub woy boobee nag ñu jagleel ko lu jëm ci wàllum aar alam gi ak dundinu askan wi ñu teewlu si suñu ndaw ba ñu teewal ca diwaanu Mbuur Muntaga Kana.
fukki artiste ak ñaar yi nga xamante ni ñoom la ñu tànnoon ngir ñu taxawal compilation Naset bettuñu benn yoon askan wi ñëwoon seetaan si ak kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo sooke campagne bi nga xamante ni li ko tax a jóg mooy yee nit ñi ci ni ñuy fexe ba aar alam bi. Fallou Sylla mi di meeru Mbour wane na mbégteem. Le renforcement des capacités des dolli bi ñu dolli man-manu organisation civile yi ak artistes yi tax na ba ñoom ñu gën a xam seen wareef ak seen yelle ci wàllu nekkunu alam bi ak ni ñu koy aare rawatina nag ci wàllu seetal dëkk rawatina ci wàllu mbalit ñoo ngi gërëm bu baax artistes yi nga xamante ñoo liggéey compilation bu am solo bile ci ndaw ñi la ñu mën a sukkandiku rawatina nag ci musique ak ci art bi ngir mën a dem ci kanam am na sax ay borom xam-xam yi wax ne caada moo di li nga xamante ni moo fiy des bu lépp wéyee. La musique est là pour adoucir les. kii di meeru Malicounda mi di Maguette Sène wane na leen ndaw ñi lépp lu ñu bokkul du mën a dem kanam. donc encadrement bi ngeen def ba ndaw ñi mën a def liggéey bu am solo bi muy compilation bi jëme ko ci beneeni anamu xeex yi ak yeete ci wàllu alam bi ak ci wàllu bu mën a nekk pour mën a jot gone yi mënta jaar feneen fudul ci gone yi seen bopp ndax gone yi rek ñoo mën a jëmale mbir yi ci kanam fekk ndaw ñi duggaluñu seen loxo dara du sotteey li ëpp ci askan bi ay ndaw lañu foog ñu gën leen bàyyi xel ci lépp lu ñuy def. ambassadrice bi fi nekkal Union européenne di Irène Mangassi moom tamit rafetlu na lool ni askan wi duggale seen loxo ci wàllu xeex buntuxataal bi ñuy buntuxataal jigéen ñi ak tamit ci liggéey bi ñuy liggéey pour aar alam bi. Mountaga Kane ñu àddu ci tolluwaay doomu jàngoro bi coronavirus ci réewuk Sénégal ak xayma bés bi ci bésub tey nag test yi nga xamante ne amal nañ ko ci juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn doom yi aadama lu toll ci ñaar fukk ak benn ñoo ci daal di génn amee feebar bi di coronavirus fukki nag ñoo ci ay cas communautaire maanaam xamuñu fa ñu jotee ci feebar bi juróomi doomi aadama ñoo ci ne ci sauvetage bésub démb nag yemook alxamis ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre benn doomi aadama moo ci ñàkk bakkanam ci feebar bi mbasum coronavirus ci bésub tey itam fukk ak benn wér nañu ci feebar bi bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi nga xam ne mi ngi bawoo ci màkkaanu joorim bi yore wàllub wérgu yaram ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye directeur prévention nekk itam ki yore kàddu ministère de la santé ak action sociale. gannaaw wérgu yaram ñu waxtaanee leneen tàggat yaram ak wàllub football tournoi UFOA ñi nga xamante ne seenub at motagul ñaar fukk gaynde yu Sénégal nag di janok waa Guinée Bissau ak demi-finale yi ci stade Lat Dior bu Thiès la ñu koy amalee kon ndaje bi ñu jàpp ko bu juróom-ñaari waxtu jotee kon tàmbali nañ ko foofee nag ci stade Lat Dior bu Thiès laata jongante bi nag jàpp leen ne Gambie ak Guinée Conakry jot nañoo jàmmarloo ñoom itam janoo ci bile tàggat yaram football ñeer nag li nga xamante ne moo di tournoi UFOA 17 at motagul ñaar fukk du ñàkk nag résultat yi dippee ci bile jogante daañ ci dellusiwaat ci yeneen jotaayu xibaar. gannaaw football ñu waxtaanee beneen tàggat yaram bi la yoon nag basketball la ñuy waxtaanee ak éliminatoire afro basket 2021 gaynde yu Sénégal ñoom itam di janook waa Angola ñeel nag seen ñetteelu jongante gannaaw nag ñaari jongante yi nga xamante ne jot nañu ko amal ñoom gaynde yu Sénégal kon gaynde yu Sénégal nag ñoom ñoo nekk ñaareelu place ci poule bi nga xamante ne moo di poule B waa Angola nag ñoom ñoo nekk ci bopp raw gàddu gi kon Sénégal nag ñu fàttali ne nag démb ci alxames gi jot nañoo daan waa Mozambique ci juróom fukk poñ wala boo ko 60 points la ñu am ñoom gaynde yu Sénégal ñi nga xamante ne nag ñoo di waa Mozambique am juróom fukk ak ñetti poñ mu di nag jongante boo xamante ne di éliminatoire yi ñeel Afrobasket 2021 ñu fas yéene koo amale ca réewuk Rwanda diggante Sénégal ak Angola nga xam ne nag ñu ngi koy amal jamono ji ñuy àddu ngeen di teewlu kon du ñàkk itam résultat yi ci dippee daañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen i jotaayu xibaar laataa ñu caa yegg si kon fii la ñuy yëkkatee xibaaru marax yi amoon mbégte dégtal leen jotaay gi léegi-léegi ngeen woyandeek kii di Cheikh Hassana Fall ci seen bloc d'information la totale jaa ngeen jëf